mbokk yi saxoo di seetaan suñu TV 221 tey nag ñu ngi fii ci commune Ndiarème Limamoulaye si poste courant bi diggante mairie beeg jàkkay murit ñu koy woowee Hongrie tey nag ñëw neen fii fekk fii suñu papa yi suñu ndijaay yi mag yeeg rakk yi ñu fekk leen ñu nekk si benn activité xanaa duñ def lu dul jël si kenn laaj ko lan moo waral li ñuy def nii lan moo waral taxawaay bi ak initiative bi lan moo ko waral. waaleykum salaam wa rahmatullah. tur bi nan la. man maa ngi tudd Papa Abdoulaye Fall. Je suis un militaire en retraite. maa ngi retraité au grade de premier maître. léegi maa ngi nii dëkk fii si gox bi Ndiarème Limamoulaye quartier Hongrie. waaw ñu ngi fii nag si diggante jumaa ji ak mairie bi. waaw xam nga li ko waral xam nga boo gisee fan yu weesu si ginnaaw président de la république dafa waxoon ci clean day donc nag doon nañ ko def avec le maire chaque samedi du premier du mois mais yàlla dafa def nag ñun commencé woon nañ ko doon ko def nañ ko ay week-end yu bëri mais nag fan yi nag dañu toogaat xoolaat ne depuis que jafe-jafe bi am si dëkk bi mu amee nit ñi daal dañoo toog defatuñu benn activité après ñu daan ne léegi daal nañ jógaat daal continuer le projet du président de la république et en plus aussi dugal si affaire xew-xew bi feeñ temps yi Covid 19 xam nga Covid 19 bi moom comme ñun dañuy jot ay instructions des médecins du ministre de la santé ak les autorités compétentes du pays ñoom ñëpp dañuy wax ne nañu jéem a set di raxasu dégg nga di takk ay masques di sol ay gants et cetera pour uniquement pour lutter contre la pandémie. mais léegi nag ñun loolu la ñuy def mais tey jii nag li nga xam ne nag moo ñu gën a dajale fii si suuf si dañoo ñëw di defar suñu environnement bi dañ ko bëgg a gérer parce que dañoo xool ne léegi secteur bi amatuñu ay espace public te xam nga espace public bu fekkente ne gox amu ko problème environnement dafay daal di taxaw problème loisir day daal di taxaw ñun na pour lutter contre ce fléau dañ ne léegi nañ jéem a aménager secteur bi defar ko benn espace public bi nga xam ne danañ ko defar ba mu jekk ba taxaw ba rafet danañ fi jëmbat ay garab danañ fi def ay fleur danañ fi def lu bëri danañ ko def nag parce que on le fait ndax dañoo nekk ay citoyens dañoo nekk ay doomu gox bi ni ñu ko doonee nag loolu moo waral léegi nag ñuy jéem a def loolu impliqué nañ toutes les autorités impliqué nañ toutes les familles ñëpp lañ ko boole ndax dañ ko def pour un bien-être commun defuñu ko pour benn nit defuñu ko pour xeex defuñu ko pour politique. Je me présente Cheikh Fall, l'ancien militaire de première classe dëkk fii ci gox bi di Cheikh Wade commune Limamoulaye Ndiarème bon li ñu waroon a wax yëpp presque mën naa ne suñu ancien bi Fall wax na ko bon ñun ay anciens militaires lañu ay citoyens lañu dañu war a joxe bon exemple parce que bu ñu nee civisme defe naa ne ci ñun lañ ko war a jàngee ñun les militaires ci ñun lañ ko war a jàngee ba tax na ñu ne ñu toog xalaat gis suñu gox ni mu mel muy commune Limamoulaye Ndiarème ni mu mel. ni gox bi mel bari ay xale yi jàppuñu ci dara nekk ci mbedd mi ak ni mbedd mi salte kenn du bale kenn du faxas kenn du def dara ñu ne mais pourquoi pas nous les militaires civisme bi ñuy wax te ñun ñu war a joxe bon exemple pourquoi mënuñu jóg ñu associer ak les civils ñëw defar suñu gox bi ñu jógee ñu jóg waxtaan ak waa quartier bi ñëpp ni wala maire ñu leen ñun politique taxuñoo jóg parce que li ñuy def suñu bopp lañ ko defal suñu njaboot lañ ko defal parce que par commençant ñu ngi ko commencé tey ñun ñi ci buntu maire bi parce que ku balewul buntu maire yi doo bale buntu gox boo balewul buntu maire yi mënoo bale buntu gox mënoo bale marché ni rien ñu ne kon comme buntu maire bi moo gën a bari mbalit moo gën a salte nañu commencé ci buntu maire bi te avant boobu dañ ko commencé woon ñun ci jàkka yi lañ njëkkee woon commencé ko ci jàkka yi ñu xool ni jàkka yi maire yi fi nekk war nañu mën a associer ci biir ci jàkka yi jàppale leen ci facture courant jàppale leen ci facture ndox
tu vois jàppale leen ci leneen lu ñu war a defar ci jumaa jeeg yeneen ak yeneen ci dispensaire rek yu kenn xamul ñu xool ni loolu yëpp ñu ngi ci yàq peut-être ñoom daal ngumbaay bee leen intéressé foo tàccu séddale l'argent tu vois ñu ne ñu xool affaire bi metti ñu ne kon ñun nag la ñuy jóg nag def suñu acte citoyen jàppale le président de la république parce que le président de la république wax dëgg yàlla ku yërëm nit yaa xam nga bokk ci moom nga bañ a bokk ci moom ñun partem intéressé wuñu beneen parti intéressé wuñu ñun ay citoyen lañu Sénégal moo ñu tax a jóg. comme man sama lutte ak ñi ma koy lutter comme ni ma ko waxee un défenseur de l'environnement man li may tax a jóg principalement mooy na lu tudda fépp au niveau de Ndiarème Limamoulaye fépp foo xam ne dépotoir d'ordure la ñu jëm ko essayer def na lu tudda transformer en un espace vert mu doonoon loo xam ne sax mës naa ko junj presque 2 fois monsieur le maire ba mu am ñu mu ma booleel au niveau de la mairie mais après finalement ça n'a pas passé man tamit ma delluwaat na lu tudda sama ruq ndax man fi mu nekk daana ko li may œuvre lépp c'est au niveau de wax naan Nimzaat alors que maa ngi dëkk Ndiarème Limamoulaye ma mën ko def sama gox. taxawaay bi xanaa bëgg suñu wax rek set ndax boo gisee wér-gu-yaram set mooy wér-gu-yaram ndax loolu mooy taaw wér-gu-yaram démb rek maa xaricaam bi ñuy raxas puisal bi ñu ngi ci doon waxtaane naan pour ñu seet xale góor ñu dimbali ma bu dee kër gu nekk sax def 200 francs ñu wax xale koñ bi ñu génn ñu defaral ñu muul yi ndax ñu setal koñ bi ndax bu suñu gox setee rek wér-gu-yaram mën a am ndax amuñu lu du suñu gox ndax bu ñu defaree suñu buntu kër defar suñu biir kër te gox bi tamit setul tamit amul benn njëriñ waaw ndax set loolu mooy lépp daal boo gisee ni di am ay activité set moo tax ndax set moo jiitu boo setul doo mën a am wér-gu-yaram sa njaboot du mën a am wér-gu-yaram te ñun amuñu lu dul koñ bi amuñu tamit lu dul gox bi ndax bu gox bi setee ku fi romb di nga kontaan ñun tam loolu daf ñuy sagal daal ndax salte amul benn njëriñ ndax lii ñun ñi nit njëkk metti ndax mbedd mi xam na xataay boo xam ne ku nekk bu ñu la waxee na nga gas sa buntu ko di ci tuur da nga xam loolu mënta nekk ndax foo xam ne amoo foolal basang loolu boo waxee nag fa def pax tuurukaayu ndox loolu du mën a nekk kon suñu amee fii ñu koy seetal def suñu puisard ñu ciy jàppale loolu dañ ciy dool di sant yàlla di ko rafetlu ndax puisard bi mu fattee maa taxaw laaj buntu kër gu ne 1500 ku nekk def 1500 mu nekk 15000 francs ma ñëw defati puisard bi seex kii moo ñu ko defaral mii kii kat mi moo ñu defaral puisard bi ñu fay ci 15000 maa jënd sama ñaari kànnaar def si jënd ciment jox Bas Diouf mu defaral ñu ko lépp rek bëgg ñun ñëpp ñu bokk ko ndax ñun ñëpp benn lañu ay jigéen lañu te tamit ay jaboot lañu waaw. nag c'est pas la première fois def nañ ko des milliers de fois mais à chaque fois soo gisee mu demewaat nii parce que tuurukaayu ndox yi ñoo doyut fii ñaar ñoo fi nekk non seulement doyuñu mais baaxuñu xam nga bu ñu tuuree 2 jours 3 mu tam leer fenn te jigéen ñi tamit xool amuñu feneen fu ñu tuuree waaw léegi nag ñun fii li nekkoon suñu initiative mooy comme que xam nga mënut a am suivi ndax tamit femmes yi kenn mënu leen da du ngeen tuur parfois puisard yi du baax xam nga mooy buñu paree ñu xam nga aménagé fii xam nga def fi ay garab waaw ñun bii boobu mën tax a jóg waaw amul beneen bii nag loolu rek da comme suñu solution comme ça non seulement xam nga dinañ mën a préserver espace bi mais tamit dinañ am sax fu ñu mën a suñu doom yi di fa foo wala boog fu ñuy féexloo waaw mais nag xam nga ak lépp lu ñu mënti def même buñ ko setalee bàyyiwaat ko nii tamit yàgg-yàgg dañ fi tuuraat parce que c'est pas la première fois xam nga ëpp na 20 ans waaw kon la meilleure solution mooy ñu jàppale ñu ba buñ paree fii ñu fexe ba def fi ay garab def fi loo xam ne ëllëg kenn doo fi mën a tuur léegi bu boobaa nag pour ñu jigéen ñi war a tuur ndox ah foofu moom ça revient au maire quoi. moo tax dañuy wax rëjërëjëfa teeti Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni nit ki looy def te gëmoo ko doo jàll grand yi ñun ñëpp xam nañ leen ñun ñëpp maire bi muy ñëw fii lañ débarquandoo ñun ñëpp peut-être nag génération bi day dem ak dem mais li paa bi li mag ñi doon bañ bàyyi gaynde ba léegi ba ñëw ba fii ñu tuddee ko njaareem ñun suñ koy tuddee dañ koy wax njaareem Mbacké Bari lañ koy tuddee pour mu leer nañ si ñun dépendre ñu si maire wala gouvernement wala beneen affaire la boo xam ne œuvre la dañ koy gëm ñun ñëpp dañ koy gëm liggéey ko parce que aduna même bu muy taxaw ci kaw suuf sax yàlla dafa namm nit ku ñuul taxawal aduna moo tax sax mu def esclavage mais loolu du esclavage yàlla loolu ko ni nit ku ñu sol leen ci aduna noonu tamit lay mbir mi di ñëwaatee fekk si nit ñu ñuul kon gars yi dañoo war a toog rester stoïque gëm suñu bopp maanaam xam nga tamit affaire bi du yomb quoi vraiment du yomb nekkul loo xam ne da ngay lamenter wala ngay yërëm tëlu quoi seul le travail paye. mais il faut prévoir aussi mu doon comme ni ma la ko initiative boo xam ne maire
la ñu si njëkk na la tudde interpellé moom tamit lañ si njëkk na la tudde njëkk a invité ñun ñëw fi pour combattre rien pour combattre kenn ni un parti politique nii na la tudde un parti ñun li ñu fi jóg a tax rek mooy sàmm suñu gas suñu gox sàmm li nga xam ne ñoo ko moom aar li ñu moom suñu tuut tànk yi am fu ñu footballee bu ñu bëggee football bu ñu bëggee féexlu am fu ñu féexloo te tamit mu doon tamit na la tudde ñu dugal si na la tudde nettoiement bi ñuy def ni tey si koñ bi ñu ngi interpellé tamit ndax nit da ngay sàmm fi nga nekk doo bale tey pour ëllëg nga tuur fi mbalit il faut que ça cesse. Sénégal benn dëkk du ko gën benn gox du gën a set Guédiawaye tu vois ñu xool ni loolu lépp ñëpp a ngi ni ci yàcc te président de la république def na lim man wax dëgg yàlla def na lim man parce que mobiliser na nit ñi jóg leen taxaw defar leen seen dëkk ku fa dëkk waroo xaar maire yi ñun waruñu xaar maire waruñu xaar président de la république te gis nañ ñi fi taxaw ni président de la république sonnee ci réew mi ñoom jàppale wuñ ñim fi teg yëpp amul kenn ko ko ci jàppale parce que ku bëgg a jàppale ni da nga koy jàppale ci njabootam. Njaareem Limamoulaye benn place bi la am ak place bële donc bu fekkente ne taxawuñu pour defar ko xëy na dañ ko jàppee ci beneen fànn te fànn boobu du ñu gënal ndax foo xoolee fii yëpp tey amul espace vert te espace vert gox bi daf ko soxla ni gox bi soxlaa espace vert bi nag moo waral nag la mobilisation de tous les jeunes du quartier am na ñoo xam ne ñu ngi yeneen secteur di liggéey di setal foofu mais comme ñun fii la ñuy nekk te fii ngeen ñuy fekk donc secteur bi lañ leen mën a présenter donc le combat dañ koy mener pour la lutte contre le coronavirus xeex ak corona bi et en plus di sensibiliser aussi la jeunesse bi ni ñu leen di sensibiliser parce que bu fekkente ne balaa yu mel ni am na si dëkk bi président de la république décrété benn couvre-feu ak état d'urgence il faudrait que aussi la jeunesse si seen bopp xam lan mooy état d'urgence xam lan mooy couvre-feu donc ñu ngi sensibiliser toute la population de Guédiawaye ñoom aussi ñu jéem a def comme ñun dégg nga daal di def setal yi dégg nga defar gérer l'environnement dégg nga taxawal espace public yi les espaces privés les sites de loisirs ñu defar ko pour ñun ñëpp gox bi mën a avancer jëm kanam je vous remercie merci beaucoup.